léegi ñu wax si mbirum jooni jooni parce que waxtu bi xoj nañu. bii leer na. waaw waxtu benn xoj ñu wax léegi si mbirum jooni 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 fan la toll dafa ndërmeelu. alors wala boog ndax alors xam nga sànq ci biir waxtaan bi maa ngi wax naan la suñuy état suñu pouvoir yi nekk en place dañuy bëgg di nërmeel di rey ay entreprise xam nga bi ñu génnee ci élection en fait bi ñuy dem ci élection yi ñoom ñi ñu jiite dañu yaakaaroon ne dooley Bougane ci jooni jooni la nekk jooni jooni tëj nañ ko ça fait 2 ans maa ngi dund lu mu mënoon tey la ko suñu borom gën a yokk am na kilifa gu ma dajal mu ne ma yaakaaroon nañ ne heure bi yaa ngi kaso ma ne ko da ngeen tëj bunt waaye da ngeen fàtte parenteeru yàlla parce que jooni jooni banque bi ñu liggéeyal moo saboté et nous on sait que c'est fait à dessein lu ñu leen sant la parce que jooni jooni ñun ñoo jël dossier bi yóbbu ko justice ñun lañ yoreel xaalis ñun ñii lañ yoreel xaalis ñu jël dossier bi yóbbu ko justice parce que jàpp nañu ne kii nga xam ne moom mooy banque bi dafa def lu ñuy wax faux def jalgati defuk càcc ñu jël mbir mi yóbbu ko justice ba sànq ba tey yënguwul et man ma gëm ne li ñuy def ñoom lu ñu xam la parce que lu ñu leen def loola parce que les choses sont très claires après dégg nga fa sax ay nit ñu ñëw génnoon dans la presse il y a presque 1 an maintenant parce que génnoon nañu dans la presse di wax ne oui les victimes de jooni jooni j'ai dit nous on est les premières victimes ñun ñoo njëkk nekk victime parce que ñun suñu xaalis ñoom banque bi dañu tëdd ci suñu xaalis mu ëpp presque 3 milliards jëm jàpp 4 milliards parce que jàppoon nañ ne bu ñu tëjee jooni jooni Bougane dina yor pot di yalwaan am ay nit yu ñu manipuler yuy jóg taxaw naan wéy dañu yoreel xaalis jooni jooni je dis encore une fois lii mooy contrat sous-agent contrat sous-agent bi nga yor diggante banque bi la ak point de service bi xaalisu point de service bi banque bi ci boppam moo ko yore dugal ko ci lu ñuy wax un compte séquestre boo xam ne moom banque bi moo ko yor waaye léegi luy yoonu jooni jooni ci xaalis boobu yàq der wax lu bon am na ñoo xam ne sax dañ ne oui Bougane am na xaalis mën na noo ñëw fay waay Bougane waay mais c'est quand même une catastrophe parce que Bougane war nañu fay au nom de quoi alors que c'est une entité une société nga xam ne moom ngeen bind yow jooni jooni yoreelu la xaalis mais c'est la banque qui vous doit de l'argent parce que ñun ci suñu bopp on a saisi la BCEAO ñun ñoo saisir BCEAO ñun ñoo saisir justice pour ne leen ñu trancher ci situation bi nii parce que ñun gëm nañu ne yoon dong moo mujj yoon moo njëkk te mooy mujj. d'accord mais terme sud bi xam naa mënuñ ñëw bu dem te duñ ci wax mooy waa Wakaam yi ñu ne sa groupe mi ngi wootee Téléthon. Barthélémy Dias moo fa ñëw lancé fa appel ba. te waa gouvernement bi ñoom nee nañu président da génne 800 millions. bon léegi njëriñu Téléthon bi lan la. alors terme sud xam nga yoon ak armée dafa sensible li wóor mooy épuisé nañu recours yëpp ci justice jox na raison X mais am na loo xam ne moral moo ko nangu merci am na loo xam ne moral nangu moral nanguwul nga jël juróom-ñaar fukki famille ak juróom-ñeent toroxal leen rawatina nag mu nekk ñoo xam ne ñu góorgóorlu lañu ñoo xam ne dañoo jariñ Sénégal dañoo xeex ngir état bu Sénégal xeex pour suñu nation ñun ñëpp donc li jaadu woon mooy au-delà ci caractère judiciaire bi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu trouver benn solution boo xam ne day bàyyi xel sur le plan social dimbali leen taxawu leen parce que nag nit fu mu nekk def fa fanweeri at ak lu topp boo ko fa jëlee yóbbu ko ci beneen situation boo nekkee ci palaasam yow di nga xam ne du yomb li ci Barthélémy Dias def nag dañ koy sant rek parce que nit ku nekk ci lu ne kët lu ne jonn la soxla bi muy nu demandé ngir ñun nit ñu bokk ci ñiy taxaw jàpp ci œuvre sociale boobu
Bougane ku ko xam-xam ne ci social lay dox kon moo tax ñu nit ñu góorgóorlu ca ànd ca ak moom liggéeyandoo ca ak moom ngir ñooñu ñu mën leen a dimbal gi aussi comme ni nga wax président joxe na nangam ci ay millions pour ñu jàppale leen mais loolu dégg nga liñ ci wax dañ ne la ci programme mu 100 000 logements 100 000 logements boobu xam nga fondation ba lifi na guñu ko assiette foncière bi déterminé guñu ko waaye loolu ay njaboot lañu yu nekk ci centre social bi di ci dund donc li ci Barthélemy jublu mooy ñu seet nu ñu def kenn ku nekk loo mën nga boole ko ngir ñoom ñu mën a am fu ñu dem mën faa sutur je crois que loolu donc moom mooy objectif bi et bu ñu ñëwee ci D-Médias it yaakaar naa ne ñëw nañu ci bunt bi ñu war a fëgg. président nag laaj bu mujj bi rek mooy l'affaire Dembourou Sow Aliou député APR. ak li mu wax ci wàllum 3e mandat bi nañ leen ko défendre ak machette yi mu ci tudd daal wàllum jaasi mbir mi nag jur na coow ci dëkk bi. alors xam nga sànq dama la wax jur am solo yoo xam ne peut-être bàyyi woo ci xel ma ne la dañu nekk ci une république des privilégiés ay nit yoo xam ne dañu leen dooleel. bu ñu nekkoon ci une république normale loolu wax jooju ku ko wax liñ naan say tànk du laal suuf say tànk warta laal suuf maintenant lii suñ ko bàyyee mu jàll ëllëg di nga gis Bougane dina wax ju pire loola te kenn xamul fan la mun a mujj gis nga dañu nekk ci réew moo xam ne dafa am ay fondamentaux yu am solo ci stabilité sociale ci paix sociale dañ ko war a gën a cultiver et loolu j'interpelle le chef de l'État pour que mu siffler la fin de la récréation parce que cette déclaration elle est extrêmement dangereuse bu ñenn ñi jëlee seen jaas yi ñeneen ñi jël seen i ngurdu ñeneen ñi jël seen i yat. moom carte électeur nee na la si jublu de. non dañ ko layal la mu wax dañ ko layal ka ko layal dégg nga ko. non L'Obs la ko waxee. carte électeur dama ne dañ ko layal xam nga loolu lay la. mais ab jaasi moom mënta nekk carte électeur la pour nga wax ko de manière très claire nga xam ne kenn du ci nekk di am lenn lu muy lam-laamee carte électeur ngay wax waaye jël leen seen jaasi jóg taxaw ngir défendre 3e mandat c'est quand même extraordinaire man dama wax sax ne 3e mandat wu Macky du ma ci wax xam nga lu tax parce que Macky Sall ëppul nit ñi fulla en tout cas man ëppuma fulla moom mi ndeyu mbili gi nee na du ci wax man tamit du ma ci wax ba keroog mu wax fi leneen ci lu dul lu ñuy xaar je crois que ñun nit nañ am fulla bu ñu nangu ñu ñuy dugal ci ay situation yoo xam ne à la limite amalul réew mi benn njariñ discussion yu stérile rek la ñuy indil. président Bougane am nañ leen mbégte loolu seq yow waxtaan bi c'est un plaisir. ma bàyyi la nga tàggatoo. mais sant bu baax di rafetlu jotaay bi j'espère que li ñu fi wax ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy déglu am nañu ci njariñ dama bëgg rek ñu comprendre ne. man Bougane Gueye luy defar Sénégal rek ci laa nekk luy tax réew mi suqaliku ak mu jóg rek ci laa nekk musuma liggéey ak nguur musuma ànd ak nguur musuma féeteeg nguur li ma intéressé mooy naka lañ mun a def pour Sénégal jëm kanam et loolu dafa war a nekk combat permanent boo xam ne sénégalais bu nekk war na jóg def ci kem kattanam ngir Sénégal bokk ci liy jëm ci kanam di profito ci àllarba tey ji nga xam ne suma anniversaire la je viens d'avoir 44 ans may sant bu baax ñëpp ñi nga xam ne yónnee nañu ma ci ay message di ñaan suñu borom mu gën ñu dooleel ba li nga xam ne moom la ñu sumb li ñu am yéene ci Sénégal muy defar Sénégal suñu borom jàppale ñu ci bu dee liggéey réew mi rek nag moo ñu tax a jóg yàlla nañu ko suñu borom jox bu dee ne leneen doon na ci safaan yàlla nañu ko suñu borom xañ ba duñ ci jot. en tout cas joyeux anniversaire kon. jërëjëf dafa tombé woon ak tamit ni souhaité joyeux anniversaire tey ku bokk si kër gi yéen ñaar yéen a bokk bés. excellent ñu koy souhaité joyeux anniversaire. jërëjëf sama grand Ahmed Aïdara maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm si déplacement bi. Moutbane maa lay sant nekk directeur de publication bu Dakar Times ñu lay sant bu baax di la gërëm sant leen bu baax a baax di leen gërëm yéen mbokk internet yu ñu doon teewlu si Seneweb ak Zik FM yi tamit ndaxte foofu tam ñu ngi teewlu jamono ji dig leen taje si lu yàggatul dara incha allah ak beneen gan si yeneen anam si Seneweb jaa ngeen jëf.